ay ca jërë ngeen jëf donc mbokku téléspectateurs yi ñi nga xam ni ñoo jàkkaarloo ko seen télévision bii di Thiès TV ñu amaat mbégte ak contentement di ànd ak yéen ci seen plateau spécial di ci waxtaane lépp loo xam ni dafa jëm ci réew mi waaye tey nag ñu am plaisir ak contentement dalal fii monsieur Ibrahima Dème di responsable politique mouvement ensemble doon tamit koo xamante ni j'espère que aussi gars yi miin nañ ko ci diwaanu Thiès ak Sénégal monsieur Dème maa ngi lay nuyu. Sila maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci sa invitation di nuyu mbokku téléspectateurs yi seetaan Thiès TV yëpp. jërëjëf ñu am mbégte lool tey dalal suñu plateau ñu fas yéene waxtaan ci wàllu yaatu waaye souvent tamit day ëpp bien vrai que tur bi Ibrahima Dème la mais dañuy dégg aussi juste Dème ñu bëggoon a xam rek juste ci jaar-jaar gi donc est-ce que da nga nekkoon juge ba tax juste Dème bi gën a siiw. waaw xam nga nit ñi moom ils ont parfois du mal distinguer juge ak procureur. waaw magistrat ñun suñu génnee école am na ñi nga xamante ni mbirub àtte la ñuy jàng. ñooñu ay magistrat lañu. entre magistrat yi nag daf ci am ñii nekk juge mooy ñiy toog di àtte ak ñii nekk procureur. procureur nag moom lañ ci gën a xam. procureur parce que suñuy arrêté nit procureur moom mooy directeur police ak gendarmerie judiciaire. donc mooy jiite moom mooy ordonné nañu arrêté nit ñeeg yooyu donc moom lañ ci gën a xam. suñu demee audience tamit moom mooy taxaw di défendre société bi. procureur mooy représentant société bi mais su yeggee audience fa la pouvoir am di jeex. donc juge bi ki nga xamante ni mooy toog di àtte koo koy dogal. waaw léegi nag man juge laa njëkk a nekk bi ma génne école nekk naa fi juge Thiès pendant 1 an. mais après sama reste carrière bi yëpp procureur laa woon bon mais nit ñi nag. distingué wuñu loolu bon juge rek la ñuy wax. waaw juge Dème la ñuy wax. d'accord nga nekk procureur donc liggéey ci nekkoon fi donc comme ni ko expliqué mais lan moo tax nga jékki-jékki arrêté ci liggéey boobu. waaw loolu moom ak li waral ma dugg ci politique. c'est lié dafa ànd. waaw man yàlla def na ni justice tel na cee dugg bi may am 21 ans laa dugg pratiquement à l'école. centre de formation judiciaire nekk élève greffier déjà plongé ci justice parce que dès l'école la ñuy commencer di def stage. donc en 96 ci la ñu dugg am suñu première contact avec la justice ñu teg ci ñu dugg ci fonction bi en 98 99 ñun syndicat bu jiitu ci justice bokk naa ñi nga xamante ni ñoo ko taxawal. donc am na un peu l'âme syndicale moom mooy lan moom mooy di défendre les intérêts matériels et moraux de la corporation ñun loolu lañu commencé ñu dem ci bon bokkoon nañu syndicat boobu bokkoon ci bureau exécutif bi ba ma jógee ci liggéey greffier bi ma duggee ci magistrature tamit nekkoon naa secrétaire général adjoint de l'union des magistrats sénégalais. donc organisation bi nga xamante ni moom mooy taxawal ak yelleefu magistrat yi. waaw bi ma demee ba ci biir tamit magistrat yi wóolu woon nañ ma tabb ma toogal leen conseil supérieur magistrature. donc dama yàgg nekk ci benn niveau de représentation ci biir justice ci boppam. waaw léegi nag foofu tamit damay wax syndicalisme c'est un combat. parce que bi ñuy nekk ci justice par exemple muy UMS muy conseil supérieur de la magistrature li ngay défendre mooy indépendance justice. parce que justice su moomul boppam du justice. parce que justice dafa war a moom boppam par rapport ak exécutif par rapport ak yeneen pouvoir yi pouvoir u xaalis ak pouvoir u société yeneen yi nekk ci biir société bi. d'accord léegi loolu ñu defoon ci suñu kéemtalaay kattan. bon ñu jàppee ni aussi ni justice luñ ci dëggaloon idéal la. idéal bi moom mooy réew bu amul justice démocratie bu amul justice du démocratie. ñu ciy xeex
ñun biñ ciy dugg sax ci la tane woon parce que ñun bi ñuy dugg ci justice ci régime Abdou Diouf la woon mais mu dem situation bi di dégradé wu ba ñu toll ci fiñ ci toll nii. ñun nag avant loolu alerté nañu man su ngeen di fàttaliku conseil supérieur magistrature bi nga xamante ni magistrat yi ñoo ma fa tabb ma toogal leen fa laa njëkk a démissionné. en 96 en 2016 plutôt février bon loolu jurul dara. d'accord ñu ñëw finalement le 26 mars 2018 ñu mujj démissionné biir justice donc c'est le résultat d'un très long processus. d'accord aussi foofu tamit bëgg nañ mu leer parce que comme ni nga ko waxee nekkoon nga aussi foo xam ni ku ne xam na ne amoon ay privilèges am ay responsabilités mais est-ce que donc du woon juge dem donc procureur donc mën nañ ni procureur ba tey parce que nag jaar-jaar bi moom mënu fi jógee te donc loolu la nit ñi tàmm bien vrai actuellement responsable parti politique nga mais est-ce que tamit foofu parce que yenn saa yi bëggoon liberté taxul nga ñu naa démissionné bàyyi lépp su ko defee moo dugg ci langue politique bi. waaw xam nga du bëgg liberté bi kese parce que mënoon naa démissionner dem defi liggéey beneen parce que lu gënoon jekk mooy nga nekk dans les organisations internationales. parce que sama démission bi c'était bien suivi da nga gis da nga toog ñu yónnee la ay propositions. mais dans les organisations internationales mais dañoo préféré toog fii parce que bi ñu démissionné aussi xalaat nañu lan la ñu war a mën a def. pour li nga xamante ni xeex nañ ko ba mënatuñ ci dara. ci biir. moom moo doon continuer ko sur le plan politique. waaw d'accord kon loolu la woon. mooy jaar-jaar bi ngeen dugg ci wàllu politique ba créer donc le mouvement ensemble bien vrai que aussi gis nañu seen activité te tout récemment bi ñu fi invité monsieur Sow tamit mu ngi ñuy xamal ni yéen a ngi préparé donc ci élection locale yi pour daal ci participer waaye tamit bu ñu jógee foofu ku ne xam na ni. situation réew mi xaw na doy waar te bien vrai balaa ñuy dugg ci li nga xam ne donc askan bi yëpp ñu ngi koy xaar pour leeral jëm ci le cas de Mbourkat extension bi nga xam ni coow li xaw na bari foofu ba lëmbe réew mi waaye tamit ñu gis ni mbas mi tamit njëkkoon na fee tàmbali mu nekkoon loo xam ni président jëloon ci ay décisions yu xaw a bari yoo xam ne aussi askan bi jàppoon nañ ni mooy gën donc mu dem ba jamono mu ñu léegi nañ dund ak feebar bi donc ba liñ ci seetluwaat mooy jamono ji deuxième vague bi ñëw est-ce que tamit état amul foofu benn jafe-jafe ci wàllu Covid bi que dafa am problème suivi ou bien tamit organisation moo baaxul. waaw xam nga su fekkee waxtaan wax dëgg ca la Covid bi ni ko réew yu bari ni ñu koy dundee puissance yu mag ñi sax da nga gis ni am na daal ay jafe-jafe yu bari ci gestion bi parce que day loo xamante ni dafa ñëw dal suñu kaw xamuñu ko. gis nga Covid bi ba léegi am na question yu bari yoo xamante ni ñu ngi tegu nit ñi xamaguñu réponse bi. ñu ngi wax ci transmission yi ñu ngi naan takk leen masque ak yooyu mais au fond ba léegi mënuñu la wax exactement Covid bi nan sax lay mën a wàllee exactement experts yi ngi dem di jàng di def ay recherche parce que dafa dal suñu kaw. mu gën ñoo gën a gaaw scientifique yi. waaw loolu nag réew yëpp la indil jafe-jafe ci gestion politique bi. mais soo ñàkkee doole dama jàpp ni dafa war a am dara lu am solo moom mooy nga am vision mooy lan mooy à partir du réel ni nga nekkee nii ci présent bi nga xool nan lay mën a projeté wu ci futur bi ak man moyens yi ma yore. ñun dafa manqué cohérence ci suñu politique de gestion. Covid. ñun gis nga bi mbas mi ñëwee léegi mu def at dañoo ñëw def communiqué demander Sénégalais yi nu ñu respecter li leen nguur gi wax. parce que moment boobu mbir mi tiitaloon nañu ñëpp. mais bi ñu demee ba mu def weer ak genn wàll jàppoon nañu ni baaxoon nañu xayma gis nga ci politique xayma daf ci am solo. mooy évaluation. soo dawalee tuuti da ngay taxaw seetlu def taxaw seetlu xayma li nga jot a def nga xool nan ngay def pour li nga xamante ni jubul walla li nga xamante ni da nga ko lajj nan nga koy jubbantee foofu nag
moo am jafe-jafe ci gestion bi ci gouvernement bi. parce que man jàpp naa ne soo ñàkkee doole da nga war a am ay gis-gis yoo xamante ni dafa tolloog sa koom. ñun Covid bi déjà def nañ ci moyens yu am solo. waaw léegi nag moyens yooyu est-ce que attan nañ ko benn. moyens yooyu ñaar est-ce que efficace nañu. est-ce que on a atteint nos buts ci def moyen boobu parce que dañoo taxaw ne dañoo war a vaincre Covid bi mais ñu xool li ñu def ba léegi lan la jur. waaw foofu nag man jàpp naa ni parce que ñun bi ñu demee ba def 45 jours dañoo ne mbir mi d'abord problème test yi la test yi il faut ñu yokk ko. suñ ko yokkee def ko ci Sénégal yëpp danañu permettre ñu xam mbir mi jafe-jafe fan la nekk dëggantaan. suñ ko xamee fi mu nekk fu mbas mi fu mu gën a bëri. ñu cibler la répression foofu. ñu xool ñu ne tel endroit de war nañ fa def benn taxawaay bu ëpp doole yeneen endroit waaw loolu nag defuñu ko parce que moment boobu nit ñi ngi doon wax test massif. man c'est pas exactement test massif. test massif su fekkee def ay millions test amuñu doole yi mais waroon nañu def ay dizaines de milliers de tests benn moment ñu def ko ba ñu xam mbir mi fan la nekk dëggantaan. ñu ñëw nag ñu def fa ay moyens. d'accord mais léegi moyens yi ñu déployer dañ ko déployer ci territoire bi yëpp. dafa mel ni daal dañuy jeex rek. waaw léegi nag leneen li moom mooy man jàpp naa ni li nga wax dañoo war a vivre ak virus bi loolu il faut que ñu xam ko parce que lii xamuñu kañ la fiy jógee. loo xamante ni nag xamoo kañ la fiy jógee da ngay xool man lii nan laa mën a dundee moom ba sauver le maximum de bakkan possible. d'accord ñun li ñuy wax concrètement mooy. li ñu jàpp ni mesure barrière yi war nañ ko respecter. distanciation physique bi nit ñi jàpp ko nit ñi di sol seen masque waaye nag ba waruñu tere nit ñi liggéey parce que suñu réew yi suñu koom-koom vraiment dafa faible ba nga xamante ni suñu continuer nii suñu économie yi mën na naax saay. c'est su ko defee suñuy jóg aussi te amuñu véritablement moyen li fi nekk ñu mën ko xeex parce que koom bi amatul dana metti ci ñun. donc nañu xeex mbas mi def ci lu ñu mën mais nañu bàyyi nit ñi liggéey. d'accord man daal loolu moom laa doon. d'accord xam naa dootuñu yàgg foofu balaañ faa génn waaye tamit ci benn côté bëgg nañ mu leer parce que bi mbas mi tàmbalee ku ne xam nañu nag réew mi yëpp la concerné mais dinañ ci gën a jàpp fii ci diwaanu Thiès ndax ku ne xam na ni ci wàllu politique. ñu gis responsable politique yi nga xam ne nekk nañ ci Thiès bi mbas mi tàmbalee ci benn côté doom njàngat est-ce que dañ doon jiima wane seen bopp pour jiima def promo seen wàllu politique ou bien dañ doon jiima nax askan bi parce que mun ñi bi njëkk bi ñu tàmbalee ci mbas mi te ku ne xam na ni bi président Macky Sall di wax bi ñuy arrêté dem beeg dikk bi ak mesures yi nga xam ne yépp jël nañ ko boobu tuuti lañ am ci ay cas. ñu gis aussi tous les responsables politiques ñoom ñëpp kenn ku ne aussi yaa ngi ci zone bi di sensibiliser dem ci daara et tout mais tey bi ñu demee ba cas bi gën a grave tey la moo di gën a bari te ñoom ñëpp kenn ku ne fa ci effort est-ce que tamit Sénégal li tax askan bi boobu ba tey bien vrai mbas mi am na gëmuñu ko yenn responsable politique amuñ ci part ci côté bi ñuy communiquer ndax bu fekkoon dañ ko bàyyi ak waa santé est-ce que dinañ am yenn problème yi tey. waaw xam nga ku ne rek dafay defee ak ni mu xalaatee. ak ni nga xamante ni noonu la jàppee moom mooy politique ñun moom jàpp nañ ni mbas mi responsabilité état la ñun état moom moo yore suñu koom état moom la ñu jox suñu kees suñu xaalis réew mi te muy suñu xaalis nag ñun ñi citoyens yi moom lañ ko jox pour muy mën a faj suñuy soxla état bi ak collectivité territoriales yi ñoom ñoo war a ñëw su mbas mi taxawee ñu am liggéey biñ ci def mais damay wax ni gis nga nit loo am moom nga war a yóbbu marché. loolooy problème bi il faut rationaliser les dépenses da nga gis koo xamante ni dafa ñëw yóbbu ñaari junni marché nga gis keneen yóbbu juróom benn téeméer.
ki yóbbu juróom benn téeméer su toggee mu gën a neex kële. nit ñi gën a kontaan mu gën a sakkan. kooku dafa rationaliser. dafa xool moom par rapport ak li mu yor. mu ne man nan laay def ba fukk ak ñaari nit ndekki añ ci reer ci. mën na nekk donc problème bi loolu la. moom mooy xam nga mbas mi waroon nañu permettre ñu régler ay problème xam nga problème sanitaire yi dafay bëri. gis nga fii gox yu bëri amuñu sax ay centre de santé amuñu dispensaire suñu neewee ni mbas bi def nañ ci ay lu ëpp 1,000 milliards te centre santé installé ko warul mot 40 wala 50 millions ñu xool gox yu bëri amuñu ko ba tey dama jàpp ne am na fu ñu lajjee parce que tamit mbas mi rek nekku fi. loolu mbas mi nañ ci taxaw problème pandémie mondiale la mais mbas mi rek nekku fi. d'accord ñi am insuffisance rénale ñoom soo leen di wax mbirum mbas mi ñoom seen feebar. maladie cardiaque yee ngi fi hypertension bee ngi fi diabète bee ngi fekk yeneen ak yeneen yooyu tamit mu ngi rey nit ñi mu ngi rey ay dizaines et des dizaines de personnes par jour. nañ ci bàyyi xel ñu gérer mbas mi. gérer santé publique mbas mi benn problème la ci suñu problème sanitaire problème de santé publique waaw war nañ ci profiter nag régler vraiment beaucoup de problèmes de santé publique. D'accord. ñu gën a xalaat ci prévention. parce que santé puisque ñun suñu koom-koom bëriwul nañu jéem a fagaru di demander population yi nañu am benn hygiène de vie lu bëri daal war nañ ko mën a def ba yenn feebar yi sonal nit ñi. ñu mën ko wàññi mbas mi tamit ñu jëlaale ko en compte ci problème boobu yëpp ci problème global boobu. d'accord xam naa ba tey tamit foofu la ñuy jeexalee ci tamit ku ne xam na ni municipal yi boo xoolee bi mbas mi ñëwee ci maire yi kenn ku ne amoon na effort tey ban jàng nga ci am ci taxawaayu maire Thiès yi ci mbas bi tàmbalee. waaw mais def nañu lu ñu mën mais jàpp naa ni xam nga am na lenn loo xamante ni dama jàpp ni politique warul nekk ngistal. politique dafa war a efficace. mooy dara ñëw na fi man li ma yore nii nan laay def ba yaxanal ko ba mun koo xeex ba mu mun fay jóge wala su fi jógewul sax mu wàññeeku wala ñii tënk nañ leen parce que période boobu problème période confinement la ñi ñu tënk nan la ñuy def ba ñuy mën a lekk di naan. xam nga c'est-à-dire que foofu aussi foog nga fi ñuy waxee mooy léegi nga tey jafe-jafe bi président mooy ku xam tailleur yi gis ni quel que soit alpha mbas mi ñëw na mais am na ñu mbasaale ndax bu ñu demee ba aussi tailleur yi actuellement ji déclaré ay 60 millions yu ne municipal bi ameel donc yenn boutique yenn magasin yooyu yëpp xew est-ce que tamit gestion municipale bi foofu amuñ ci part de responsabilité bien vrai que am na benn côté bu ñu mën a wax c'est positif mais am aussi côté boo xamante ne est-ce que daf koo ñaawlu. waaw xam nga mbirub tailleur yi soo ko waxee man sama xel fi muy ñëw mooy sooy gis maa ngi ko doon critiquer sooy gis ay président ay ñeneen ak ñeneen. du ñu sol sax ay masques yoo xamante ni fii lañ ko defaree suñu tailleur yee ko defar waaw loolu war nañ ci gën a xalaat war nañ cee gën a xalaat ñu def de telle sorte que suñu tailleur yi aussi mën cee gis suñu bopp parce que gis nga gis bu ne dafay créer ay opportunités pour ñenn ñi. waaw tailleur yi nag su fekkee dañoo waroon ñoom am opportunité mën a sukkaliku di defar ay masques par exemple. ñu dem ba defar dugal ci seen effort fayuñu leen loolu tamit du lu gën. donc war nañu daal bàyyi xel ni loolu yëpp moom mooy parfois song loo xamante ni amoo doole bi. waaw je pense que politique du rek defar mu nekk politique spectacle ngay def pour mu fës pour nit ñi gis la. gis nga gestion yu gën a efficace mooy gestion yu sobre. gestion boo xamante ni dafa discret. def dara ci dal. def ko ci xel def ko ci njëriñ askan wi. d'accord est-ce que tamit ñun foofu suñu conseil municipal yi amuñ ci part de responsabilité ak askan bi dañuy fale parce que la plupart ñi nga xam ne c'est des conseils municipaux nekk ci fi nga xamante ni donc mooy ci maire yi li ci ëpp aussi bu ñu leen tegalee projet ou bien indi leen dara amuñu expérience xam lii ñuy tàmbali la ca ginnaaw la mën a jur lu est-ce que aussi askan bi amuñu fa boobu problème. waaw xam nga si la yéen bokkoon ngeen ci ñi nga xamante ni ñëwoon nañu couvrir suñu benn séminaire bu ñu defoon sur le rôle et la responsabilité des collectivités territoriales mooy ci séminaire boobu ñu toog ñu xalaat lan mooy sañ-sañ maire
lan mooy sañ-sañu conseil municipal lan la maire la xamante ni sañ-sañam fan la yem lan mooy sañ-sañu conseil municipal moom mooy li conseil municipal li maire nga xamante ni mënu ko def tant que conseil municipal bi délibéré wul xam nga lan mooy sañ-sañ aussi askan wi citoyen bi ci mbirub conseil municipal xam nga yooyu yëpp dafa bettoon ñu bëri nit ñi xam ni maire yi ñu ngi def yu bëri yoo xamante ni compétence su conseil municipal la te su nekkee loolu maire bi moom dafay ñëw di présider rek mais bépp dogal bu muy jël c'est après vote dañuy voter conseil municipal bi donc moom mooy joxe conseil yi nekk ci mairie bi ñoom ñooy joxe dogal yooyu xam nga yooyu yëpp dafa am solo te gis nga gestion bas bi parce que urgence mënul justifier ñuy jël suñu alal di ko dépenser n'importe comment da nga gis man gis naa benn maire bu taxaw ne waaw man mi urgence su jotee damay du ma xaar kenn. Talla Sylla wax ko. waaw nee leen du ma xaar président non jaar ci dëgg bi. du ma xaar kenn waaw donc le maire Talla Sylla du ma xaar kenn man jàpp naa ni loolu du lu gën parce que mën nga am ñaar yëpp mën nga agir dans l'urgence nga respecter la légalité. nga mën a boole conseillers yi parce que loolu du sa sañ-sañ. sañ-sañ conseil municipal la. te après nga rendre compte. d'accord parce que suñu dërëm fu mu dugg. dañ ko war a rendre compte dafa war a leer sax ci biir conseil municipal bi balaa moo leer ci bëtub waa Thiès yëpp. d'accord président bu ñu jógee foofu tamit ñu ñëw ci coow li nga xam ni nag jamono ji moom moo lëmbe réew mi te dafa mel ni sa kàddu bi nga xam ni yëkkati woon nga ko fi day dugg. doon li nga xam teg nañ ci bët ndax ku ne xam na ni ci jamono yële weesu ku gisoon président Ibrahima Dème bu mouvement ensemble donc yëkkati woon ay kàddu jëmale ko ci wàllu suuf si nga xam ne ñu ngi koy saax-saaxe et boobu tamit jamono gis nañu ñi nekk ci maire yi ñëpp yëngu ak ci yenn direction yi donc ñu gisoon aussi boobu kàddu yi xawoon na bari ba attaque amoon na par rapport ak yenn journalistes yi donc lépp leeral ko mais ñu gis ni jamono ji nag cas bi gën a extraordinaire mooy fii ci Mbour 4 extension ñu gis lu toll ci 2500 habitants yoo xam ni seen kër dañ ko ñëw daaneel ñu bëggoon a xam tey loolu ci wàllu suuf donc ban conséquence lañ ci mën a tenir ak lii bu continuer fan la mën a yóbbu réew mi. waaw Sylla gis nga il faut que ñu dellu ci loolu ci collectif bi ñu jiite woon ñu jiital ñu ci mois de juin bi. ñu bokk ko parti opposition presque yi fi nekk yépp ñu taxawoon même parti réew mi amoon na benn parti bi nga xamante ni ci parti réew mi ci la bokkoon ñoom àndoon nañu ci. parce que ñun dañoo ne ñun duñu beddi kenn ñun pour l'intérêt de Thiès képp ku ñëw rek ku jàpp ni war na ci mën a taxaw ñun dañ lay tijjal suñu bunt. mu amoon ay organisation société civile mu amoon ay collectif de quartier. ñuy défendre intérêt quartier yi. ñu taxawoon ñu xool Thiès suuf si niñ koy saax-saaxee ñu ne nañu taxaw ci mbir mi nañ ci wax nañ ci àddu parce que ni ñuy saax-saaxee suufu Thiès bi jéggi na dayoo ñu doon fàttali boobu amoon na 4 jafe-jafe bu njëkk bi moom mooy entrée Thiès mooy sooy jóge Pout di ñëw Thiès tableau 44 bi. bande bi longé le quartier Grand Standing ñu gisoon ñu commencé ko tabax te foofu bois de ville la waroon nekk. foofu benn genre espace vert bu mag moo waroon dem ba gare routière ñu imaginer woon ko ci travaux 2004 yi ni bois de ville lay nekk. ñu njëkkoon fa installer ADK illégalement noonu gars yi ñëw. ba léegi gis nga fu mu mujj def nañ fa ay station yëpp mais ñun def nañ ci li ñu war li ñu mën mooy artu woo askan Thiès parce que nee nañu ni loolu su amee dana changer xar kanamu Thiès te gis nañu foofu romb naa fa barki démb mais sa xol day metti parce que réew walla gox boo xamante ni amul garab amul fleur amul gàncax loolu lu triste la ngay béton rek ngay gis ak ay kër. beneen bi jafe-jafe bi moom moo doon espace vert yi nga xamante ni moo am ci quartier yu bees yi surtout espace vert yi ñu gis ñu koy jël di ko jaay. ay nit
espace vert yu bëri ay quartier Fayou quartier Mbour 3 Mbour 4 ay Dakar 1 Dakar 2 yooyu yëpp gis nañu ni jaay nañ ko ay nit. ba léegi gis ngeen quartier Mbour 3 espace vert am na ku jege président de la république ku ñu ne moom lañ ko jox moom lañ koy jaay mu ngi commencé di ko tabax mu ngi koy clôturer nii actuellement. ku faroom bu dana gis zinc yi te loolu espace vert la woon moomeelu askan wi yëpp la woon du ma ne sax waa quartier boobu rek parce que képp ku ñëw rek mënoon nga fa toog. jox nañ ko benn nit mu ngi koy commencé di ko tabax. leneen li moom moo doon lu metti li xaw a ndiroog li am nii mooy désaffecté ay ñoo xamante ni ñoom moomoon seen terrain mu nekk seeni moomeel jotuñu ko tabax ñu ñëw rek nangu ko. nee na yéen puisque tabaxu leen dañuy nangu seeni terrain mu nekk ay téeméeri nit des centaines de parcelles muy quartier Grand Standing ay Mbour 1 Mbour 2 Mbour 3 Fayou ak Medina Fall ñu nangu terrain yooyu ci ay ñoo xamante ni ay seen moomeel la ñu woon. genre foqati ci seen loxo ñëw nag biñ ko foqatee ñëw ñu paccoo ko seen biir mooy mairie yi mooy service technique yi ay domaine ñi nekk domaine ñi nekk urbanisme ñi nekk cadastre ñu may ci aussi yenn kilifa yi fi nekk ci ay justice ak ay police ak ay gendarmerie descos naa ko ci cité ñoo ñëpp ñu jox leen pour ku ne am ci part ci gâteau bi. ci li nga xamante ni alal nit yi ñu nangu injustice bu gën a fa la commencé ñun wax nañ ci àddu ci lu ñu mën li am nii suite loolu kese la moom mooy ni réew mi dañoo jàppee ni fu mu toll nii mbirub jaay doole la mbirub jël alal réew mi sëkkatoo ko la bàyyee nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi ci seeni metit te lu gën a garaaw mooy askan wi amatuñu fu ñu jooytoo. man loolu ma gën a tiital man yoon laa doon liggéey. dama toog benn jour damay répéter loolu chaque fois gis nga espace vert Mbour 3 bi ko ki koy tabax nii bi mu ko commencé bëgg a tabax ba jeunes yi ñëw manifester ba ñu jàpp leen am benn jeune bu ma ne mais grand mais léegi kan mooy suñu recours waaw ñun fan la ñuy mën a jooytoo. mais est-ce que tamit est-ce que foofu tamit maanaam war amu fa parce que bi nga tàmbalee. di liggéey ak ay nit bi ñu demee ba ci biir su ma juumul nag président nañ ko wax ñëpp dañu roccee ko bàyyi la ci. waaw amul suivi. waaw parce que amul suivi. nga leeral ko askan bi da nga dem ba ci amul suivi bala combat bi. amul suivi mais man ñun partenaire bu gën a mag du woon parti politique yi du woon collectif yi askan bee waroon taxaw parce que moomeelu askan wi la c'est vrai que. bon jafe-jafe yi amoon na après parce que nit ñi dañuy jàpp ni sooy def dara da nga koy politiquer ñun yàlla ñuy tax a def. te suñu gisee askan wi am ay jafe-jafe ñun suñu taxawaay moom mooy ñun ñu ñëw wax ci. artu gis nga problème mbuurkat bi muy am bi caméra yëpp ñëwee taxaw man kenn gisuma fa. man politique duma koy def ngir nit ñi gis ma. wala ngay exploiter jafe-jafe askan wi pour di ci tirer ay gain politique kenn gisuma fa man foofu yàgg naa fa xam naa fa bu baax. mais biñ fa tegee ay caméra nit ñi commencé di wax nga gis homme politique yi jóge fu ne. ñoo xamante ni mosu leen fa gis. d'accord léegi aussi parce que foofu lu may préciser foofu. foofu day homme politique yi Elentine xamee naa ko ci mbirub taxaw ci mbirub suuf waaw. fii ci homme politique Thiès yi. moom xamee naa ko. te naa ko reconnaître kii boobu. waaw waaye nag après. da nga gis ñëpp ñëw. léegi tamit yaa ngi nekkoon fu am solo ni askan bi amatuñ ku leen taxaw. amatuñu fu ñu jooytoo. maa ngi lay sant ci li nga ma fàttali loolu. parce que xam nga lu taxoon mu wax ko te lu tax mu am mu doy waar moom mooy nit ñi suñ leen tooñee. fooy dem du ci yoon. fi mbaxane doone benn. mais soo demee ba nga jàpp ni yoon sa bopp ci boppam non seulement soo ko saisiree mais du taxaw yoon dañoo waxuñu mu jàppale kenn. même yoon jàppale la faible waru ko def yoon dëgg la ñu bëgg
mu àtte. mais yoon soo ko saisiree parce que fii nii espace vert këyit yëpp nekk espace vert xam ni espace vert la nga saisir procureur de la République classé dossier bi sans suite. loolu scandale la. c'est un grand scandale waaw un grand scandale parce que loolu damay wax ni àttekat yi war nañu xool seen responsabilité par rapport ak li am. lu tax ma wax ko ñi kii ne moom espace vert boobu damay dellu ba léegi ci problème concret espace vert bi. dafa ñëw bi muy tabax dafa ñëw indi seen nervi mooy ay borom doole yore ay jaaseeg yooyu xale koñ bi ñi nekk ci koñ bi ñoom dañoo ne woon du ñu ñëw nangu seeni moomeel ba pare ñëw di leen di jaay doole dañ fa naroon xeex suñ fa xeexoon rayante fa responsable bi kan la procureur la. moom moo waroon def liggéeyam defu ko waaw. yow dañuy ñëw ne la waxuñu la na nga jàppale nit ñi lii yéen mais defal sa liggéey. procureur lu muy gérer mooy trouble à l'ordre public mooy jafe-jafe su amee fitna nar a jóg moom moo koy apaiser. mu jël responsable yi su jaree sax mu yóbbu leen kaso. mu def ko. maintenant nag xam nañ ni waa ji nga xamante ni moom la ñu jox espace vert boobu ku jege président la parce que man début bi mu koy wax man gëmuma ko woon. waaw mais mbir yi ni mu demee par la suite nga gis ñëpp jàppale ko. gouverneur yeeg préfet yeeg commissaire yeeg procureur ak ñëpp mais man lu ma décevoir moom mooy ñu dem ba ay ñi nga xamante ni ñooy àtte yoon. di jàppale ay hommes politiques loolu vraiment lu ma décevoir la. d'accord waaw te loolu su nit ñi amul recours lan la ñuy def. fajal seen bopp. loolu dañuy dellu gannaaw delloo Sénégal ci foo xamante ni dépassé woon na fa. d'accord kon aussi léegi ñu dugg carrément nag ci fi nga xam mooy mbuurkat. waaw tey ci wàllu yoon. waaw gis nga mbuurkat situation bi dafa xaw a doy waar parce que loolu receveur des domaines bu Thiès bi déjà moo ko wax parce que man su may wax damay am ay firnde yi ma ko teg. mbuurkat administration moo fa njëkk a def lotissement. mooy forêt classée bi plutôt. forêt classée bi ñu jàpp ni ñu njëkk a violer la loi mooy administration bi. receveur des domaines moo wax ni administration def na fa par erreur benn lotissement en 2006. donc administration bi ñoo njëkk a violer la loi ñoom ñoo njëkk a def lotissement ci forêt classée bi. parce que gis nga communiqué préfet bi sax bi muy cité. ñi nga xamante ni nañu ñëw jege préfecture gis nga nee na ñi nga xamante ni yore nañ ay acte administratif donc yore nañu këyit boo xamante ni administration moo leen ko jox. loolu moom moo lay wan ni mais Sénégal fu mu toll léegi